RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewaa Sénégal. RFM Matin 7h41 sunu gan Barka Ba ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Hadj Babacar. sunu naataango journaliste directeur de l'information ci TFM. li tax ñuy waxtaan ak yow mooy Casamance nga jógee bërkaati démb gannaaw la fa xewoon ci àllu boo fa bayoot ba ak fukki nit ak ñeent yeñ fa boom yu doon ut matt ci boobee àll enquête bi gis nañ ni mu demee mbooloo mu takku yoon teg na leen loxo jàllale leen kaso ayu Casamance bi ci boppam la fay problème yëpp nañ ko junj ak yow su ci waxtu wi xajee waaye dañuy njëkkee démb ci émission le grand jury ak Mamadou Ibra Kane mi doon dalal Innocence Ntap Ndiaye mi jiite comité national du dialogue social nekkoon ministre ci ay jamono cosaanoo ca Casamance moom jàpp na ni yoon wa ñuy xàll ngir wutali jàmm ji fii léegi mi ngi am ay nit yu ci dox naan ña ngay régler problème bi nekk ay intermédiaire ñi ngi ci xëy na dana jafe est-ce que jàpp nga ni moom la mu wax noonu la ñoom ay GRPC comité Saint-Egidio ak ñeneen ñi nga xam ni ñoo jógal seen bopp na ñooy dox jàmm warees na leen génn ci yëf yi état bi jël mbir mi en charge. waaw xam nga conflit bi Babacar nekk na lu nga xam ne complexe na complexité boo xam ne ku nekk am nga ci sa gis-gis nit ñi def nañ ci ay façon analyse bu nekk xam naa ci siège boobu la Innocence Ntap Ndiaye waxee ndaxte dëgg la am na ci ñi nga xam ne ci ñu tuddee woon seen bopp ay monsieur Casamance ñi def ay ONG ñi def ay groupe de contact de réflexion pour saafaral mbir mi ba léegi soo ko xayma am na ay jéego yu ci nit ñi dox yoo xam ne am na lu mu saafaral mais am na ci ñeneen ñoo xam ne lu ci làkku dafa bëri ñoo xam ne dafa mel ni mbir mi dañ dem ba def ko business di ko liggéeyee donc lu ne mu ngi ci am na ñoo xam ne wut jàmm dëggantaan moo leen tax a jóg am na ci sax ñu ciy dox ay jéego yoo xam ne tuddeewuñu seen bopp dara ñu ngi ci dans l'ombre kenn xamu leen kenn du leen gis ñu ngi ciy dox Casamance bu ci nit ñi commencé dox jàmm dafa yàgg mais soo xoolee état bi fu nekk jaar na fa et premier accord bu ñu am bu état bi réglé ak Casamance boobu déjà amagul woon ay monsieur Casamance mais bu ci loxo yi bëree. waaw est-ce que du bëri interférence. loxo yi dafa bëri parce que dossier bi nguur bu nekk bu ñëw am na ni ngi ci taxawee Abdou Diouf bi mu jëlee nguur gi. début rébellion bi 82 comprendre woon bu baax lu xew ci Casamance dafa jàppoon ne rek ni ñu koy waxee ci tubaab jacquerie la ay maanaam ay baadoola yu mer rek daal di fippu foofu la mbir mi di yem affaire bi di law ba mu rendre compte que ndekete mouvement armé la structuré am ñu nekk seen ginnaaw am ñu leen jàppale mbir mi di chaque jour muy gën a jéggi dayoo ba mu wut ci premier accord de paix bi muy bu Cachot bu 91. Abdou Diouf soo seetlee ci nguuram pour wan la complexité conflit bi fu nekk jaar na ci ak ñoom jox na tànk jàmm jéem na tamit def répression bu métti parce que Abdou Diouf rek moo fi. nommé yabal armée bi ñu jàmmarloo gaa yi. moo fi nommé gouverneur militaire bu fi général Abdoulaye Amadou Abdoulaye Dieng bi mu nekkee Ziguinchor période boobu phase bu métti conflit bi la woon. donc te soo xoolee temps yu sax méthode de répression bu armée bi jëloon dafa mel ni dafa méngoog schéma bu armée française daal di defoon contre Algérie encore que toute proportion gardée nekk ñu woon ci même configuration bi am na ay innocent sax yuñ ci jàpp amoon na ay répression bi daal metti woon na trop pour dire que état au Sénégal bi conflit bi dafa muté et lu nekk jëm na ko ci bu fi Abdou Diouf jéeme loolu Abdou Diouf sax même bu ñuy wax nañ def guerre Casamance Abdou Diouf ñi fàtte nañ ne benn objectif bu mu amoon c'était pour liquider MFDC dans ses bases fële en Guinée-Bissau mooy opération Gabou bi ñëwoon na ne day dimbali Nino Vieira pour rétablir l'égalité constitutionnelle bi gannaaw bu ko Ansoumana Mané fippo bu ko nar ko coup d'état te coup d'état boobu sax Babacar ñu taxawaat ci mbiru MFDC la jóge waat pour dire que conflit bi dafa débordé. Abdou Diouf yabal fa armée bi waaye armée Sénégal dafa càng. dañu jàppoon ne Ansoumana Mané da doon def trafic arme avec waa MFDC
Nino Vieira na dem assemblée déglu ko en ce moment na fipp mu créé ñu foog ne mutinerie la ndekete presque armée bi yëpp fa lañ nekkoon ba pare Sénégal xawoon fàtte ne Guinée-Bissau dëkk la bi nga xam ne guerre de libération la def te moom rek moom mooy pays africain boo xam ne dafa libéré wu par les armes dàq colon yi mais malgré ça dugal na fa armée bi am fa taxawaay bu am solo waaye ñu comme ni nga wax demoon nañ ba mel ni sax ñu fa nar a càng tellement situation bi dafa difficile woon nuñ fa taxawee sax ba génn fa ak njàmbarte la parce que troupe yi ñu engagé woon dem di xeex dëkk jàmbur daal di ko mun tenir ba mun replier wu limité dégâts yi loolu yombul woon te loolu yëpp tamit ba léegi MFDC moo ko soxe woon léegi Barka pour dellu si ci xalaatu Innocence Ntap Ndiaye génn ci ñëpp ñoo xam te ne ñu ngi ci dossier bi njiitu réew mi jëlal ko boppam gis nañ ne communauté santé yu Diop bu Italie ñoom ñu ngi ci dox ay jéego yu am solo di daje sax kilifa fipp yu MFDC ay Salif Sadio yu ni mel tey jii par exemple kuréel gu ni mel génn ko ci est-ce que loolu xalaat la bon man yaakaaruma ne xalaat la pour man jàmm fu mu munti jógee mu sincère ak fu ñu munti jaar ba wax ak gars yi rek baax na muy santé judo muy ñeneen l'essentiel mooy lu ñuy def li na nekk lu parce que avancé yu ñu am ak santé judo ak lu mel ni Salif Sadio mosuñu ko woon am ci moom lañ ko amee maintenant est-ce que état moom moo sàggane ba ñeneen di ci dugal seen loxo wala conflit bi moo complexité boo xam ne mënuñu étaler lépp sur la place publique état bi day soxla am fu mu wéeru ba mën négocier ak yenn chef rebelle yombul Salif Sadio fu nekk jaar nañ fa ak moom aussi Ablaye Wade jaar na fu nekk ak moom bi mu ñëwee dafa ne woon en 100 jours day régler conflit bi ndaxte Ablaye Wade dafa yaakaaroon ne xam na MFDC bu baax doon na lëkkaloog enfin pas lëkkaloo mais am na seen dirigeants yu mu xamoon yu mel ne ay Kourouma Sané bi mu ñëwee wóolu boppam nekk opposant dafa ne woon ci en 100 jours su ñëwee day régler conflit bi mais bu mu toogee la gis ne c'était beaucoup plus complexe que ça te Ablaye Wade sax moo fi defoon mise à prix Salif Sadio ne nañ ko rechercher jàpp ko éliminer ko ba pare combattre na réellement Salif Sadio parce que moom dem na ba ci Ablaye Wade rek lañu amee sax dàq Salif Sadio ci base bu gën a solide bu mu yoroon muy Baraka Mandioka Ablaye Wade fay na général Tagmanaway neexal waa Guinée-Bissau ñu jëlee Salif Sadio ci frontière bi. donc pour te dire que président bu nekk am na ci li nga lajj am na ci li nga réussir pour dire que affaire bi du mbir mu yomb lu tax mu compliqué ñi di wut ay intermédiaire parce que MFDC dafa internationaliser conflit bi par la force des choses ci configuration géographique bi. Gambie Guinée-Bissau moom mooy suñu talon d'Achille fële ñu seq fa au nord armée sénégalaise au sud mu am ay waa Guinée-Bissau di ci jàpp. N'importe quel état au monde ak n'importe quelle armée au monde confronté à ce genre de situation yow sa liggéey foofu noonu du yomb état bi tamit liggéey bi du yomb parce que ñu muy xeexal ay doomam lañ donte ñoom nee nañ ne bëgguñu nekk ay sénégalais donte gisuñu seen bopp ci République Sénégal tant que mu ngi mën a limiter les dégâts bañ a bombarder ñëpp bañ a yàq àll bi yëpp di xool nu mu koy localiser parce que ñuy wax ci turu MFDC wala ñuy wax ci turu Casamance représenté wuñu Casamance bi ñëpp bànqaas la rek boo xam ne ñoom seen gis-gis lañu am ne dañ ciy fippu waaye tey je pense que suñu defoon sondage wala majorité Casamance yi yaakaaruma ne ànd nañu ak MFDC ci méthode yu muy combattre. wala moo tax baax ba am na laaj boo xam ni xëy na desu ko faral di laaj ci doxalinu ñi yor ngànnaay ci biir àllu Casamance bi est-ce que méngalees na ko doxalinu terroriste boo jëlee misaal ci ni ñu faatee ñee ca àllu boo fa bayoot bi keroog ak itam kenn ci ñi ñu waroon enquête ñu ni dafa naan xamee xaru ngir taqal état Sénégal est-ce que loolu yëpp du ay méthode yoo xam ni xamee nañ ko ci ñu ci mel ni jihadiste yi. waaw mënuñu ko méngale à 100% parce que su fekkee ci jihadiste yi la ñoom idéologie bu ñuy demee ci religion lañ ko basé waaye MFDC ba fi muy mujj mouvement politique la peut-être politique armée ci côté boobu mënuñu ko méngale à 100% waaye su fekkee terrorisme moom mooy fitnaal ay nit tiital leen daal def ay actes yoo xam ne da ngay xoqatal nit ñi wala faat leen boobu am na lu acte bu am boo fa bayot bi mën nañ ko assimilé à du terrorisme politique mais pas peut-être islamiste mais à du terrorisme politique parce que
jël ay nit faat leen ci anam yu mel noonu pour tiital nit ñi la pour te loolu rek moom mooy presque définition terrorisme parce que terreur la mooy tiital ay nit waaw ci fànn boobu. léegi ci wàllum solution dégg nañu su naataango Cheikh Yérim Seck waxoon fi ne moom li mu gis moo di ne armée bi moo war a dem bombarder foog daal dañuy guerre ak ñi di fippu yi loolu moo mën a jeexal lii di ay wi ñu bëri sax ŋàññu ko ci kàddu yooyu mu yëkkati ndaxte ñu bëri xalaat nañ ne guerre du solution yow loo ciy xalaat ndax dañoo wala guerre wala boog fexe ba waxtaan bu juboo moo gën. waaw man Cheikh Yérim ci lu mu wax li am na ci lu nga xam ne d'accord ma ci ak moom ak peut-être ku nekk ak sa gis-gis parce que su waxee ne armée bi war na guerre Casamance d'abord y a un problème parce que Casamance ci biir Sénégal la bokk donte MFDC nanguwu ko dëkk munoo guerre ak sa propre population peut-être opération yi ñu fay def yi armée mu ngi fa mais ba léegi ci maintien de l'ordre la nekk peut-être maintien ordre bu xaw a spécial parce que ñi ngay jàmmar loolu dañu yore ay ngànnaay yoo xam ne mën nañ ko assimiler ak ay armes de guerre waaye Sénégal mënul wax ne ci biir territoire am dafay def guerre mais su fekkee dafa bëgg a wax ne dañu war a combattre fipp yi képp ku yore ngànnaay armée bi daf ko war a bañ dal sa kaw loolu ñu bëri ànd nañ ci ak moom ba pare armée bi ak état wu Sénégal xaarul ba léegi pour def loolu maa ngi la koy rappeler MFDC armée Sénégal dem na combattre ko biir Guinée-Bissau pour liquider ko foofu pour wàññi foofu seen doole bu baax a baax Ablaye Wade jox na fi général Tagmanewe ay moyens Kumba Yàlla appuyé président Kumba Yàlla pour ñu mën dàq Salif Sadio ci base am bu gën a dëgër base MFDC bi donc du tey la armée bi ak état wu Sénégal jéem a wutal ay pexe pour nasaxaayal pour kiiwu pexe wu MFDC yi bañ a antu mais li ñu ciy wax mooy du Dakar ngay toog rek nga ne lii lañ war a def wala na la parce que terrain bi fële soo xoolee configuration bi nee naa la dafa compliqué parce que ñi nga bëgg a defal guerre ñi ñoom ñëpp presque seen base yi ci presque à cheval frontière u dëkk jàmbur lañ ko def pour nga atteindre base yooyu pour nga egg fa problème bu mag a mag la ba pare tey soo doon guerre waa Casamance nga ne da ngay utiliser aviation da nga jël sa moyen yëpp nga def ko foofu di nga bëri ñu nga xam ne di nga leen lor di nga leen boom ñoo xam ne ay civil lañ parce que est-ce que oui loolu mooy complexité conflit bi est-ce que ay ñu yore ay bande armée comme ni ko Babacar waxee dañ leen di bàyyi ñu yore ay territoire di def lu leen neex non loolu armée ak benn état du ko nangu. mais barke Sénégal dëkk bu ndaw la bu ñu demee ba armée bi mënta yegg ci yenn tund yi problème la est-ce que ci wàllu xam-xamu militaire amul ay technique yu mën a tax ñu teg loxo àll bi yëpp contrôler ko. teg loxo àll bi yëpp contrôler ko je pense que mënoon nañ ko def mais sauf comme ñu def lu xawoon Vietnam daal di jël àll bi bombarder ko au napalm raser àll bi mais loolu soo ko defee est-ce que régler na problème bi ak combien de dégâts ngay commettre. ak combien de mën na bañ a doon mbiru bombarder sax mais ni l'armée bi ak police ak gendarme sàncoo ci réew mi yëpp. ñu sàncee ko ci biir àll bi nangu li nga xam ni ñay wax ne ay fippu lañ. ñoo ko yor. mais Babacar soo xoolee Casamance ci àll bi Casamance bi yëpp foo dem ci yenn village yi wala fu ñu gën a jàpp ne am na ay mouvement bande armée wala ay rebelle ay cantonnement armée bi ñu ngi fa mais problème mu nature MFDC dafa doy waar da ngay gis ñoo xam ne ci jour bi ay rebelle lañ wala ci guddi bi ay rebelle lañ ci lendemain bi ñu dem nekk ay civil parce que mën nañoo génn ci àll bi daal di dem dugg seen village. misaal ci ñi ñu jàpp ci mbiru Boffa Bayotte gi am na ci ñoo xam ni xalaate sul woon ni mën nañu tax ci lu ni mel. exactement am na ñu ciy tuumal ñoo xam ne nee nañ ay journaliste lañ ñeneen ñi nee nañ ay observateur lañ et cetera ñeneen ñi sax ay civil lañ xoolal complexité conflit bi Toubacouta village bu ëpp fu ñu jàppee xale yu ñu jàpp ne ñoom dañoo seen loxo dafa takk ci deret bi village yu déplacé la ñoo xam ne guerre bi daf leen laaloon ñu ñëw ñibbi si seen dëkk mais ñooñu tey jàppoon nañ ne peut-être bokkuñu MFDC waaye lëkkaloon nañ ak ñoo nga xam ne ñu def ñaawteef bi ñu faat ñi seen i xarit lañ wala seen i cousin wala seen mag lañ. doo mën a xam kuy rebelle wala ku nekkul rebelle. donc loolu aussi wax dëgg yàlla dimension bu compliqué la te configuration terrain bi
ak armée bu mu munti doon sooy xeex ak sa propre population conflit asymétrique lañ koy wax c'est-à-dire que yemu leen doole yow da ngay yore ay position fixe yore say cantonnement yore say char yore say arme lourde ñoom dañuy ñëw def benn attaque bu ndaw daal di disperser wu. mbaa ñu suul ay mine. wala ñu suul ay mine loolu soo xoolee même Colombie gis nañ avec FARC yi léegi lañ doog am accord de paix c'est un conflit qui a duré plus de 50 ans. alors que foofu vraie guerre la FARC yi dañu yore woon ay vrai territoire MFDC fii ba fi ñuy wax ni à part seen base yu nekk ci frontières yi mosaguñu administrer benn village boo xam ne biir Casamance la pendant 24 heures mënuñu ko waaye tamit armée bi pour mu daal di ñëw mu éradiquer ko comme ni ko nit ñi yaakaaree dem jëli leen fu nekk parce que àll bi yaatu na yaatuwaay boo xam ne militaires yi mënuñu nekk derrière chaque arbre derrière chaque lii wàññi nañ doole MFDC bu baax ah MFDC. concentration de troupe mais armée bi tam seen kattan seen i moyen demee na ni ngir jàkkaarloog lu ni mel. defe naa amuñu ko woon mënuñu ko woon ba ci benn période bi il faut dire la vérité armée bi elle était sous-équipée d'ailleurs Abdoulaye Wade bu muy ñëw jël pouvoir bi wax benn kàddu ñëpp daloon ci kawam au début et c'était normal bi mu ñëw ne damay dem jëndi ay armes. arme la soxla. en réalité bi mu koy wax rapport bu ñu ko defaloon ci situation force de sécurité yi moo ko alarmé woon mu tiit et il fallait que mu pare au plus pressé mu mel ni kuy nappee dëkk yu mu jàpp ne dañuy jàppale Casamance pour mu mun dem équiper waat dox na ci ay jéego yu bëree bëri Abdoulaye Wade dox na jéego yu bëri pour équiper waat force de sécurité yi mais aussi Macky Sall bi mu toggee ba léegi côté boobu noonu incontestablement yokku na puissance de feu armée bi et loolu moo tax sax ñu mun am succès bu ñu am Gambie parce que Yaya Jammeh leneen jëlewu ko ci pouvoir bi lu dul démonstration de force bu armée Sénégal daal def donte peut-être ba léegi effort yi ñu ngi koy continuer waaye soo déggee attaques yi wàññeeku woon derrière accalmie bi même lu ñuy wax ne ñu ngi ciy dox ay tànku jàmm loolu dëgg la mais aussi rebelles yi ils se rendent compte que tey suñu defaatee yenn attaques yi lu la woon ni na tey armée bi yor nañ ay jumtuwaay yor nañ ay moyens yoo xam ne soo moytuwul ñu risque ñu anéantir leen. mais armée bi war na mën a am ay renseignements ay moyens yoo xam te ne laata sax gars yi di agir ñoom di xam ne ñii ñi ngi waajal dara ñu daal di koy éliminer éradiquer laata muy ñëw mais dafa mel ni côté boobu tamit des na. day gars yi attaqué pare ñu soog a réagir. armée bi identifié nañ toutes les bases rebelles actuellement nii avec seen drone ak li ñu am ni xam nañ exactement fan la rebelle yi localisé wu waaye armée bi dafa am foo xam ne foofu lay yem politique bi moom mooy décider le politique au Sénégal au sens homme politique moom mooy joxe ordre ni fii laa bëgg jëmale armée bi am na foo xam ne su fa eggee dañuy téye loxoom parce que du joxuñu leen rek carte blanche ñu ne leen allez-y. fanweeri at ak juróom ak lu teg ayu Casamance bi 35 ans et plus ci 2 secondes Barka Ba est-ce que lii dina jeex. pour mu jeex pour man du yomb et pour man y a un aspect très très important gis nga ñu duggoon ci rébellion bi muy ñoom Salif Sadio ak ñeneen ñi man lu ma frappé mooy ñoom ñëpp soo xoolee ay classe su 4e lañ bàyyee jàng seconde terminale ay doomu Sénégal lañ yoo xam ne xëy na frustration wala manipulation moo leen dugal ci loolu tant que tamit liggéeyuñu liggéey boo xam ne day wàññi yenn frustration yi ak sentiment d'exclusion yi mbir mi du gaaw a jeex daal du gaaw a jeex te yaakaar naa ne ñoom tant que dimbali wuñ leen ñu génn ci lii am na ci ñoo xam ne dañu wat loo xam ne dafa doy war aspect boo xam ne mosuñu ko peut-être di aborder lu bëri mbir mi am na côté bu mystique ay ñu dugg waat def ay serment suñ leen délivré wul ci serment yooyu dina jafe ñu régler problème bi. Barka Ba jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène. RFM Matin. RFM Matin. émission bi yee waa Sénégal.